salaamaaleykum mbokku DS Prod ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñëwati nañu ci suñu émission point de vue tey nag ñu décentraliser émission bi indi ko fii ci suufu pont Saint-Lazare ma feggoog sama ñaari chroniqueurs yi di Khadim Ndiaye ak Sultan Khadim Ndiaye maa ngi lay nuyu ma bàyyi nga présenté wu ci DS Prod USA. Omar maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur ak internet DS Prod yëpp nga xam ne ñu ñuy bàyyi xel partout dans le monde di la jaajëfal macha allah jërëjëf. Sultan yow tamit ma bàyyi la nga nuyoo. waaw bismillah di am mbégte ak kontaante chaque jour di ñëw toog fii nii jàkkaarloog yéen ci émission point de vue xam naa ne tey moom dina ala dawme ndax maa ngi sama côté ki nga xam ne mooy le nationaliste Khadim Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Umar kon tey moom warul yomb point de vue bismillah. macha allah Khadim Ndiaye macha allah Sultan tey ñu war a waxtaanee loo xamante ne dafa lëmbee réew mi mooy coronavirus nag depuis 2 mars fii la nekkoon tey nag fii ci Sénégal ñu war a waxtaanee 3e vague président sax de la république defoon na ci sortie bu am solo nee nañ bu ñu moytuwul dinañu ñëwaat ci couvre-feu dinañ ñëwaat ci état d'urgence tey ñu war a waxtaanee loolu yëpp ñu war a waxtaanee aussi actualité mooy ci diggante oustaz Mactar ak Wally Seck bi retiré plainte am alors tey dama leen di joxaat kàddu gi rek ñu commencé dugg ci débat bi Khadim Ndiaye ñu commencé ci coronavirus bi. waa jërëjëf Omar coronavirus moom mosu fi jug yàgg naa koo wax mi ngi fi donte nag état dem na ba dégager si ay responsabilités am waaye loolu yëpp tamit damay jëlaat toor bi teg ko sénégalais yi ndax lépp loo xam ne président de la république si début ba nag laa wax si début ba lépp loo xam ne war na koo def wax dëgg yàlla def na ko donte nag am na ay njuuj njaaj yoo xam ne si ay gouvernement am lañu peut-être loolu moom après dana ko gérer ndax tôt ou tard dinañu rendre compte même bu ñu ko deful tey dinañ ko def suba kon tey bu ñu demee ba Jeux olympiques ñu fay dem ñu ñuy forfait parce que dañoo am 3 cas yoo xam ne ay sénégalais dañ koo am coronavirus moo tax ñu forfait leen kon cela veut dire que ne corona bi mosu fee jug man mosuma tekki masque yi comme ni ko gars yi di waxee mosuma kaa tekki chaque fois maa ngi sensibiliser chaque fois maa ngi wax ne corona bi mi ngi fi ñun jeune amul problème parce que ñun tey jii nii suñu yax dëgër na am nañu wér-gu-yaram macha allah mais suñu yaay ak suñu papa yi nga xam ne tey jii ay mag lañu ak suñu maam yi nga xam ne dañoo fragile bu leen feebar bi dalee chance la ñuy am rek jóge si nekkat si jàmm waaye ñu si ëpp dañ si ñàkk seen bakkan man daal damay waxaat rek sénégalais yi njëriñ loo fekkee te defe naa ne ku nekk da nga war a jël ses responsabilités en tant que doomu aadama waaye tamit en tant que julit ndax bul xalaat ne yow sa bopp ngay lijjanti mais mun ngaa lor ñeneen ñoo xam ne tey jii nii ay innocent lañu moo damay waat sénégalais yi rek ñu ñëwaat andiwaat seen xel te xam ne corona bi mosu fee jug kon tey bu ñu demee ba cas yi yéegaat si benn cas bu extraordinaire war nañu xoolaat suñu bopp loolu daal laa am lu may wax sénégalais. waaw xam naa dañuy def lu dul accompagner Khadim comme niñ koy baaxoo di waxee rek corona jugu fi mosu fee jug ba mu xasee ba dugg ci réew mi gis nañ lim fi jot a def ci at yi ci ginnaaw ba tey ñi ngi jëm ci li nga xam ne mooy 3e vague mu doon loo xam ne nag mën nañ ne man premier fautif bi may wax mooy premier responsable mooy président de la république parce que gis nañ ni xamoon na ni 2e vague mi ñi ngi wax naan mën na am ñu dem ci 3e vague kon mënoon a bàyyi ba lépp dem ba nga xam ne corona leer na nañu jóge nañ fi mu doog a dugg ci li nga xam ne mooy ay tournée mais bu defee loolu rek cela montre que ay njuuj njaaj comme ni nga ko waxee mi ngi ci te effectivement loolu noonu kenn naatable ko maanaam kenn laam-laamee ko voilà parce que mi ngi ci parce que aussi borom xel mënul nangu ni aussi yow def nga sa tournée ba pare juste pile à l'heure fi nga pare le 3e vague bi duggee loolu c'est impossible mais ba tey dañu ko ne di ñaax société bi maanaam population bi surtout jeunes yi bu ñu def seen xel yi naan corona amu fi ndax président def na lii def na lee parce que président rek la doon avant tout nit la comme ñun ñoo yam donc yàlla moom ab balaam wàccee ko fi dina maate du maate dañ naan bul ci dugal sa loxo moo gën kon nag nañu moytu bu baax di moytu xam naa léegi dama lay bàyyi rek nga kii après ñu soog a xuus ci biir émission bi gën a yaatal ci corona bi ak gàllankooram yi. alors macha allah Sultan sa analyse rafet na Khadim Ndiaye aussi sa analyse man dama bëgg juste ñu taxaw foofu
situer les responsabilités parce que Cheikh Bamba Dièye ci opposition bi la nekk nee na corona bi bu ñëwee ba troisième vague c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants foofu lan la fa bëgg a wax ndax tey gis nañu Macky Sall boo xamante ne tey dafa def tournée économique te fépp fu mu dem mu drainer ay monde gis nañu ñu nekk ci nguur gi ku nekk sa base politique nga bëgg fa def benn meeting amul benn mesure boo xamante ne respecte na ko est-ce que tey Cheikh Bamba Dièye moom bi nekk ci opposition bi amul dëgg ci nguur gi. waaw sëñ Khadim demal wala ma dem waaw bismillah ba tey li nga wax am na solo mais comme li ma la waxoon ci njëlbeen rek dama naan responsabilité bi ñëpp la war waaye commencé ko suñu njiit parce que dirigeant c'est pas pour rien ñu def la dirigeant dañ la def pour ngay diriger doon référence voilà muy lépp képp ku nekk ci dëkk bi Macky Sall mooy sa kilifa nga bëgg mbaa nga bañ ko mooy sa kilifa donc war na def loo xam ne gars yi dañ ciy jëlee ay jàngat te mu doon loo xam ne lu positif lay doon voilà mais mënuñu ñëw tey mu def meeting am jëlee fii sax ay car ay ndaw moo xam daf leen a jox xaalis ak leneen waaye ay car la fi jël yóbbu leen au nord au sud waree leen fépp 4.4 nooy bëgg ñu gëmloo ni naan corona bi ça existe dem ba ci bëgg cee rax naan ay couvre-feu ak yeneen maa ngi dégg annonce ñi ngi naan mën nañ ñëwaat ak mën nañ dellu ci couvre-feu mais dañ koy wax lenn man personnellement mën naa jël samay matuwaay samay gel ak samay masque mais couvre-feu du ma ci delluwaat carrément niñ fi defoon temps yële yaakaar naa buñ naree duggaat ci loolu ko raw moo fi am te man loolu noonu dama ciy teg sama tànk dama ciy bokk loolu dama koy valider parce que mënuñ aussi tamit ñëw def lu la neex ba pare rek ñëwaat rek ne waaw voilà mel ni ay xar ngay diriger genre yooyu noonu quoi ay xar sax boo leen di diriger da nga leen teg ci conditions yu baax mais bëgg ñëw rek jël sa troupeau rek sànni ne ayta amuñu ay xel lu ma neex def leen bu à la fin yow yaa amul xel yow yaa dul xalaat ñu waxante dëgg aussi am na yéen yoo xam ne xel mënu ko nangu nit ki booy diriger nga am ñoo xam ne ay jeunes lañ surtout sa population bu dee 90% ay jeunes lañ dafa am yenn yoo war a doxale parce que jeune moom lu mu gis rek lay copier xam naa ne balaa ñu see sori ba dama lay bàyyi nga def sa introduction yow tamit dugg wax ci lu ci sa xalaat. waaw Cheikh Bamba Dièye loolu mu wax xalaatam la joxe rek mais il faut que tamit nit ñi raisonnable ci benn côté corona bi ba muy doog a ñëw président jël na ay matuwaayam te defe naa ne sax ñoom ñooñu di wax ku ci nekk woon na la nga ñëw ba biir palais joxe sa xalaat mais dafa am responsabilité bu mag boo xam ne sénégalais yi dañ ci am part ndax président moom la ñu fal tey jii nii problème bu mën a am rek moom moo ñuy rendre compte mais pas Khady wala Omar wala Sultan tey bu jëlee décision am ne day tëj lii day def couvre-feu pour man sénégalais yi ku ànd ak moom at ku àndut ak moom da nga ko war a respecter mais gis nañ ne respecté wuñu dara ci li nga xam ne mooy état d'urgence bi fi amoon waaye nag en commençant par eux ndax gis nañ fi jamono yooyu Xaadim doguma la juste xam nga psychologue bi dañoo wax rupture de confiance entre population bi ak ñii di diriger est-ce que loolu tamit parce que yow tey booy diglee sangu da nga war a sangu n'est-ce pas est-ce que loolu tamit taxul tamit population bi ñu relâché parce que bu ñu gisee tey corona bi fii ci Sénégal am nañu benn instant dafa tane woon mais nguur gi dañu autoriser waat soirée yi autoriser waat lépp ñoom tax seen bopp dañoo partout dans l'étendue du territoire dañ doon def ay manifestations donc tey bu fekkee irresponsabilité ñoom njëkkee nañ ko est-ce que population dinañ mën a respect comme il se doit voilà. waaw mais mooy comme li ma la wax rek. dama ne la ku ci nekk da nga am sa benn part de responsabilité boo xam ne doxaloo ko. wax naa la ko nee naa ko muy ci gouvernement bi. muy ci opposition bi muy tamit yi nga xam ne mooy sénégalais yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy ay citoyens di voter. tey jii nii li nga wax dëgg la ndax gis nañ fi ay doomu responsable politique yoo xam ne. dañoo violer couvre-feu dem ci ay kenn xamul ay piscine pâté ba kenn ñàkk ci bakkanam. defe naa ne sax. kenn kuñ ci tëjoon génn na yàggu fa mu leer na woon ne ku ma am ndey at ku ma amul ndey ndax gis nañ fi ay sénégalais yi nga xam ne dañ doon violer couvre-feu mais dañ leen daan dóor xam nga di leen tëj di leen def yenn yu sew yoo xam ne kenn du ko def sax mala waxumalaat nag doomu aadama mais man sénégalais yi laay waxal man waxumaat président ak ñi mu àndal parce que man ñooñu awma ci ñoom yaakaar franchement man damay am ci yaakaar ci sénégalais yi nañ jël seen responsabilité daal te xam ne président Macky Sall tôt ou tard dafay jógee
ces ministres ces directeurs ñëpp tôt ou tard dañ fiy jógee kon ñun ñi nga xamante ñoo fiy des ñun ñoo war a jël suñu responsabilité nañu sensibiliser ñun suñu biir nañu dimbalante suñu biir ñee nañ leen bërgal man dama leen bërgal quoi en fait moo tax seen wax sax léegi bëggu bari parce que am na yenn mots yoo xam ne ak yenn yi ma daan waxee ay kilifa dañ ma woo ne ma suñ sañoon nga wàcc moo tax boo xoolee samay wax léegi dafa changé kon par rapport avant moo tax man ñee te bu ma yàggee su ma yàggee si wax ji rek danaa déraper te bëgguma yegg foofu moo tax ñee daal dama leen bërgal daal waaw pour appuyer la rek juste dama ne woon suñu autorité yi la ñoom la préfet ba ay ñoñam parce que tey naka lañ naan troisième vague ba ñuy bëgg ba président bëgg ne dafa bëgg delluwaat ci à l'état initial maanaam niñ fi ñu nekkoon récemment musicien français boobu taay nga xaw ma genre gars yi la intéressé nee na ñëw na day def concert am day déborder de monde de gens voilà ñu demaat tamit ay nino neen dañuy ñëw ñoom tamit keneen ak keneen ne day ñëw mais pourquoi pas mu commencé ji foofu njëkk a tëjaat ñooñu noonu ñu bu ñu nangu aussi tamit moom mu ñëw andi fii ñëw créé fii benn full people ah buy demaat tamit moom day dem sain et sauve corona bi desaat fii du dañ ne am na tey nañ ko décréter nañ leen jëlee nañ dellu ñu annuler lépp mais mënuñ concevoir ñu bàyyi leen jox ndax sûrement dañ leen a jox autorisation ñu ñëw def fii seen concert bu ñu ko defee ba pare keneen ñëwaat defaat mais bu ñuy dem ñoom tamit dara seen dëkk la ñuy dellu bàyyi leen fii feebar bi kon nag loolu noonu responsabilité bi état bi la war. waaw loolu dëgg la responsabilité état la parce que ñoom dañoo lajj ci côté boobu moo tax amatuñu benn décision amatuñu lu ñuy wax parce que côté boobu dañ see échoué dañ see échec parce que comme ni nga ko waxee mënoo def sa tournée économique xaw ma tournée politique laa ko mën a tuddee de toute façon gis nañ ay mobilisation yoo xam ne sax jógee nañ Dakar dem fekk leen sous région yi ñu gis tamit ku si mel ne Bougane Gueye Dany moom tamit ànd ak ay mbooloom di def ay tournéem te bu tàkk mu mel ni rek dañoo yëpp askan wi que ce soit Bougane que ce soit président Macky Sall ak ñeneen muy opposition bi dañoo yëpp sénégalais yi sénégalais instant yi dafa am yeneen loo xam ne mooy seen priorité jul yi am na yoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey wallaahi corona bi ba ñàkk nañ seen liggéey te côté boobu bon comme que moo fi nekk moom la ñu mën a waxal muy son excellence président Macky Sall palais ba moomu ko dañ ko dénk tôt ou tard dafay jógee tegu fa boppam ñoo ko fa teg lenn rek lañ koy wax mooy na gëstuwaat askanam yërëmaat sénégalais yi te xam ne am na loo xam ne dañ koo fàtte te lu mat a bàyyi xel la mooy ëllëg yombal xiyaam président Macky Sall balaa moo jàdd fenn dana rendre compte képp kuy sénégalais si nu mu téewoon suñu alal ak ña mu àndaloon. alors seen réaction rafet na trop ñu ngi toujours seen émission point de vue ñu nekk tey ci suufu Point Saint-Lazare alors du ñu jógee foofu ba léegi ci coronavirus bi ak troisième vague bi la ñuy waxtaanee ba léegi alors ñu ngi jëm ci tabaski te tabaski képp ku ko wax mouvement ndax chauffeur yaa ngi wax est-ce que du ñu wàññi nombre de personnel et tout est-ce que du gën a metti ba léegi est-ce que du gën a metti puisque tey pour man communication bi dafa waroon dem avant tabaski ñu mën a jël ay mesures mais bu ñu bàyyee nit ñi ñu voyager dem fu leen neex et tout est-ce que du gën a yokkaat troisième vague bi ñuy wax. waaw loolu li nga wax loolu dëgg la parce que aussi mais tamit dañ naan lu la bett mën la ëpp la doole kon que troisième vague kenn xalaatu ko woon donte am na ñoo xam ne ñu ngi doon laam-laamee maanaam ñi gérer service sanitaire yi ñu ngi ko doon laam-laamee ñoom ñoo waroon a njëkk a def alerte mën naa ne juguñ ci sax waaye dañ ko ñàkkaloon fulla parce que chaque jour ñu ngi doon continuer di def seen communiqué waaye sama genre yi duñ leen topp ndax dañ naan ci ay caaxaan képp lañ nekk ndax bu ñu def communiqué kon ni ma waxoon rek gars yi ñu ngi def seen tournée muy président muy Bougane muy keneen ak keneen ah ñii dem assemblée di rumbaxloo foofu noonu di xeex lu ko fi jar en fait kon tey bu ñu ñëwee ñun ñooy loru ñoom lu ñu mën a def ñun ñoo ciy sonn voilà ñun population bi ñoo ciy sonn parce que yaa ngi gis jamono jii nii école yi élèves yi dañoo mel ni ku ñu xabtal école yi ñi ngi voilà yaa ngi gis ni Sindia taal nañ bureau salle des profs ah yeneen Thiès ñi ngi dóor professeurs yi ah yeneen écoles yi ñi ngi yàq table banc yi ñi ngi kii mais loolu noonu dañ ko copier ci ñi nga xam ne mooy assemblée kon tey bu ñu ñëwee ñu jublu ci tabaski mu doon événement boo xam ne képp kuy sénégalais bu jub see rek ngay jullit da ngay am tiit ak njàqare boo yorul rawatina nag fi nga wax noonu foofu lañ jugee ñii ñàkk seen emploi ñii nii sonn yoratuñ luñ def ñooñu dañuy am problème mais bu ñëwee tamit
voilà chauffeur yi bu ñu ñëwee ne leen da ngeen di diminuer ku doon jël 14 places ah di fayeeku 10 000 aller ak retour tey ñu ñëw defal la ko 14 yooyu ñu xaajaloo ko defal la ko 7 ça a largement diminué loolu beneen problème la kooku fu muy xalaatee amaan leneen mais tamit dañ naan lu mënul lépp lu ñëw rek ndogalu yàlla la mais ndogalu yàlla aussi dafay ànd ak jàmbi di sabablu aussi ñuy góorgóorlu kon ñun mën nañ ne suñu état bu ñu defarul lii ku ci mel ni kii ni autorités locales yi bu ñu liggéeyu nañ leen fi jëlee c'est simple. macha allah vas-y. waaw bon man lu ma si wax du bari njiit boo xasee ba ñàkk fayda say kanamu ñi ngay jiite rek jeex na mënutoo wax dara ba mu saf nit ñi corona bi dafa am encore une fois ma wax ko sénégalais lu am la te man gis naa ko teg naa sama bët te musuma jug ne corona jeex na fi wala gëwuma ko lu ko ku ko gëm laa lu fi am la fi lu fi nekk la fi waaye boo amee njiit boo xam ne priorité am yëpp da koo jël muy politique élection ak yeneen yoo xam ne jaru ko kooku tey day dem ba ay réewam du leen maanaam doomi réewam duñ ko jox bopp tey sénégalais joxuñu bopp kii di président Macky Sall ndax defe naa démb ba mu defee sorteem boobu ñu bëri ay ree lañ ko def dañ ko sax statut di ko kaañoo naan ko kii dafa xoromu loolu boo demee nag ba sénégalais yi yow ñi nga xam yaa leen jiitee ñu def loolu seen bopp pour man lenn rek mooy sa wareef nga jéem a xool nooy def ba organiser élection ñu xool keneen ku ñu gëm ñu teg ko fi encore une fois il faut que sénégalais xam man Khadim Ndiaye xeexaluma génération bii sultan mi ngi koy suñu leen ay ñuy tas table ak école ba jamono ji baax ñun ba ñuy tëj ñu ngi xool suñu résultat ba xam dinañ mën a dem siggi xool suñuy waajur ba xam déwén ñun dinañ passé supérieur mais tey bu ñu demee ba ay élèves di tëj seen note génnagul sax ñuy dajji ay banc man am na boo xam ne maa ko fekkee à Jaxaay ay élèves yu tëj école privée yooyu sax ci école publique nga xanaan gis avant de vandalisme yooyu affaire de vandalisme nga dem école yu tëj nga gis gars yi di téye seen cahier di ko xotti di ko sànni ci tali bi di jubilé mu mel ni ñun suñu génération ba ñuy tëj ñun ñu ngi doon xool suñu benn rakk faatu wala keneen boo xam ne mi ngi ñëw suñu niveau ñu jox ko suñuy cahier voilà amatul valeur voilà souvenir en fait man xeexaluma man li may xeex du pour ñii mais pour ñi nga xam ne tey la ñu judd ñooñu laa bëgg ñooñu laa espoir man Sénégal espoir ci génération bi nga xam ne tey jii sax ñi ngi am 15 ans amuma espoir man si ñu ma am espoir mooy nga xam ne amaguñu sax 1 an man ñooñu ñoo tax may sonn ñoo tax may wax mais pas ñu indiscipline yi nga xam ne amuñu benn yar amuñu benn teggin respecté wuñu seen ndey respecté wuñu seen baay respecté wuñu seen bopp suñu demee ba élève di dóor prof élève di saaga prof nga xam ne Sénégal am na problème waaye lépp mu mel ni rek suñu njiit yi ñoo ñu ko jàngal kon ñun defe naa ne lépp rek foofu la ñu war a commencé wàcc si suuf mooy njiit ñi. macha allah Khadim Ndiaye Sénégal am na problème mooy ay valeurs yoo xamante ne ñun dañ ko xamee woon mais valeurs yi ñu ngi commencé di disparaître lan moo waral loolu ah ma ñëwaat aussi juste Khadim Ndiaye ci communication président de la République parce que gis ngeen deuxième vague bi am na ñoo xamante ne tey nee nañu dafa utiliser communication bu sévère communication troisième vague bi aussi communication sévère la utiliser est-ce que tamit jotul aussi président mu xoolaat communication parce que booy wax ak ndeyu ay ndaw réew am na communication bi nga war a utiliser pour tey ñu am benn implication de tout le monde mu doon combat communautaire boo xamante ne tey troisième vague bi dañ koy xeex mu jóge fii voilà ñu recommencer suñu activités yi. waaw sortem boobu mu def di wax ci à propos bu ñu deful nànk situation bu gënee dem ba critique dina mujjee tollantiwaat lu fi defoon muy état d'urgence te defe naa ne wax ñaari wax maanaam dafa waxoon la fois passée ba Sénégalais yi génnee di xeex ci affaire de Sonko Adji Sarr ba ñëpp ne sax loolu taxul ñu génn mais état d'urgence ak couvre-feu bi nga xam ne président def na ko mu sonal nit ñi tënk leen ba mënatuñoo liggéey mënatuñoo faj seeni aajo moom président génn na ne seen xeex boobu ngeen doon xeex dégg naa leen sonn ngeen couvre-feu bi moo leen sonal kon tey bu demee ba jamono ñëwaat indiwaat mu waxaat lu ni mel dama yaakaar ne loolu sax yaakaaruma ko lu am la amul ay conseillers président amul ay conseillers ñi mu fal ñëpp pour ay conseillers taluñu ko moom talu leen voilà luubal lañ fi nekkee comme ni ko sultan waxee ak seeni poche ak seeni doom ak seeni njaboot mais askan taxu leen a jukk sama xol dafay jeex su ma gisee autorité boo xam ne da ngaa nekk yor suñu alal
ñu jox la ko pour nga war a mën a dimbali sénégalais yi ñu jox la ko pour nga mën a partager ak sénégalais yi nga jël ko di si foo ak say doom di si foo ak say sët di si foo ak say mbokk si jamono jooju yaa ngi romb benn sénégalais boo xam ne wallaahi da nga ko fekk mu tëdd nga foog ne dafa dof dafa feebar dafa xiif amul lu mu lekk du ko sàcc ñu koy dóor du ko ñaanaatu ndax jomm na ko da koy liggéey te fan ngay liggéeyee amoo ko sénégalais yi dañuy exploité te bëgg naa tamit Omar nga dugg si entreprise yi sénégalais nu ñuy exploité doomu aadama yi ndax gis nañ fi la fois passé si digganteeg ataay ak yooyu bëgg naa nga dugg si tamit voilà bëgg naa lu tamit ñu amale ko waxtaan président dama koy dénk leen kese la na xoolaat kàddoom sénégalais yi neex nañoo waxal neexuñu waxal Mame Boye Diao moo wax benn wax boo xam ne peut-être moom moo ko nar a yàqal ëllëg parce que bu demee ba ne man gëwuma pouvoir religieux te mu leer ko ne pouvoir religieux boobu mu ne gëmu ko keroog ñoo leen fi bàyyi ñoom te tey man vraiment sama xol dafay jeex daal bu may wax Sénégal dañoo wax ba lu sëñ Cheikh Al Maktoum waxoon avant mu fiy jógee la mu waroon wax wa yëpp wax na ko léegi nag yéenay appliqué gis njariñ ngeen bañ a appliqué gis lu dul loo xam ne du njariñ ñun foofu lañ toll Omar lu sultan war a wax da koy répété donte nag la répétition est pédagogique mais chaque jour mënuñoo dëkk si répété mun nañoo wax nag ba pare di gis ay changement mais da ngay wax ak nit ñi sax après la ñuy gën a raakaaju di la kokkali bon dañuy jël lépp teg ko si yàlla di ñaan yàlla sénégalais yi ñu bàyyi seen xel ne corona bi am na fi Macky Sall nag président Macky Sall moom la fi yàlla teg bu waxee benn mbir dañ ko war a exécuter parce que yàlla moo ko fi teg daal yàllaa ko fi bàyyi yii def nii yëpp di parloo di ay yoon amul njariñ bu yàlla ne déet Macky dafiy toog bu yenee waaw dafiy toog te defe naa ne waaw amaat ndax yàlla dafa bëgg fonk kàddoom mooy 3e mandat président moo taxaw ne dootu ko defati te du ko def ay ministre am wax ko te defe naa ne bis bu ñu fa yeggee dina leer askan bi comprendre naa nag jëlugul position man comprendre naa ko mais incha allah bis bu ñu fa toogee man leer na ma wër sénégalais yi daal tabaski ñëw na bon loolu xaju fi sax nag li président wax loolu xaju fi dana bu kenn dem tabaski loolu dafay xajul munoo dem sa tournée ba heure bu la safe nga wan ne nit ñi qui populaire nga wan ne nit ñi sénégalais yi tey gën a bëgg yow fanaanagoo sax Dakar nga naan corona bi mi ngi feet ñuy war a dem tabaski nañ fi toog na changer discours am te jéem a xool nu muy yokkee masque yi ak gel yi defe naa loolu mooy wax ji mais pas ay tere nit ñi dem go effectivement ci la nga wax noonu récemment ci semaine bi su ma juumul la jógee Côte d'Ivoire xaw ma lan ak lan ak lan ci la jógee foofu noonu quoi kon kooku noonu moom mi ngi def moo ngi def lu ko neex moom deful sax ci xelam tiitul sax comme ni muy waxee sénégalais yi nañ tiit ci feebar bi tiitu ci sur ce j'interpelle l'opinion publique surtout les influenceurs porteurs de voix ñoom ñoo war a mën a véhiculer message bi mais léegi ne dañoo gis ñoom ñëpp même bu ñuy def comédie buy yeete ñenn ci ñoom rek ngay gis ñoo xam ne ñi ngi def liggéey bu baax ñi ngi def liggéey bu baax ñoom quel que soit alpha ñoom ñi ngi véhiculer ay messages yu important loolu da ci am solo kon war nañ xaw ma ñeneen ñi nag li ñuy wax dañ leen randal xaalis wala dañ leen lii chaque jour ñi ngi jël ñi ngi nekkee ci côté président wala côté bi nga xam ne voilà day askan wi àndul ak ñoom donte ne ñëpp mënuñu ànd doon benn même bu dee dañ koy jéem ça serait un peu difficile aussi mais ñu def effort ànd ak dëgg vérité bi voilà parce que aussi doo wax président communication bu baaxul mënul communiquer ndax gis nañ fi lépp copie collé lay def kon yenn site internet yi ñuy def ci yeneen yi lu père de la nation française def rek mu andil ñu ko parce que aussi duñ ko laam-laamee moo fi am gis nañ ko lu ñu gis fee dañ koy gis fële loolu mënatul nekk hasard moom déjà yow nit ki boo jàngee dara domaine boobu da nga ci war a gën a farlu mais gis nañu moom homme de terrain la te aayul ci terrain bi xaw ma géographe la xaw ma lan la ah te côté boobu noonu maanaam liggéeyu fa dara day fa lu ko war xam nga ne kooku bu demee ci beneen domaine jàmbur du ci mën dara donte mooy président war na mën lépp muy communication muy leneen ak leneen war na mën lépp man daal li may woote daal mooy mu gën a dëgër a taxawaayam waaye di ko wax tamit 2024 yàggatul de macha allah Khadim Ndiaye macha allah Sultan xam naa dañuy def benn transition bu ndaw donc gis ngeen réew nii la war a doxee réew dañ ko war a pencoo waruñu ko paccoo président Macky Sall yow mii la fi yàlla teg lépp looy def na nga xool ci askan wi parce que am na ñoo xamante ne ñoo la faloon te bi ngay falu yaa demoon ci ñoom donc dafa am solo ñuy waxtaanee ci mbirum réew mi
alors donc dañuy def benn transition bu ndaw ñëwaat ci actualité entre Wally Seck et Oustaz Pape Matar Sarr. Wally Seck dafa mujjee retirer plainte bi alors dans lan mooy seen commentaire là-dessus voilà. waaw man mbir moom su ma ko déggee ay reetaan daf may jàpp taxaw naa fii mu ne day yónnee ay plainte man wax naa carrément na yónnee sénégalais yëpp plainte parce que yaakaar naa képp kuy góor mbirum góor jigéen warulaa ñor rawatina ngay doon jullit donte sax yeneen diine yi nanguwuñu ko loolu moo nekkul loo xam ne lu normal la quoi ñu waxante dëgg ah tey boo gisee tamit Wally Seck wax nga gis association géwal jug ne sa ndey da laa gërëm ñoom seen ndey gërëmu leen sa ndey gërëmu leen moo tax ngay tudd ku ndeyam gërëm yow mu boo sa bopp ngay défendre nit te leer na ma ni Fatia ak Sarr mënuñ ko nga gisati keneen tamit ku nekk jug man la baayam man la kiiwam député boobu noonu nekk assemblée naan man maa ko dugal néegu góor ah naan ku la kii wax affaire yoo xam ne yu yaradiku la ñun ban Sénégal lañ nekk quand même loolu tamit foog ñu koy xool parce que Sénégal bu doon groupe WhatsApp damay quitté naa bu yàgg parce que yenn yi nag récemment maa ngi benn publication Seydina Aliou ndax kam la xaw ma commencé man ñuy dal man bu ñu demee bay dal ci kaw Oustaz Makhtar Sarr man dama naan est-ce que réellement ñun ñi ngi ànd ak suñu xel ak suñuy sago parce que koo xam ne lum ndaw yor na ñaari daara ki ci gën a ndaw ba ci suñu oustaz bi Mohamed ñu ngi koy nuyu de passage mën na leen jàngal may wax Aïssatou Diop Fall bi suñu kii nii pata national bi toog naan ay man maa gën a nekk imam maa ko gën a jàng ak yu yaa ngi ko jàng te jëfewoo ko yaa ngi xeesal yaa ngi am say 2 tons nga ne yow yaa ko gën a jàng yow kon yow la charia gën njëkk dal sa kaw ndax ku jàng xam di jëfewoo ko di def li nga xam ne dañ ko tere kon yow noonu yow amatoo looy wax yow yaa gën a yées kon buñ ñu sonal bu ñu waxee nga dugg ci réseaux sociaux yi di commentaire lu la neex wax lu la neex dafa war a doy te ñu leen di wax nag ñun ànd sàmm jikko duñ ci des ginnaaw de dañuy gën a yokk chaque jour kuy xeexal l'islam da ngay gën a jug ca kaw ca kanam merci beaucoup. waaw bon xeexu góor sénégalais xam ne Wally Seck taxuñoo jug tuuti na si trop pour barrer ñu vraiment il est très très petit même pour ñu taxaw suñu yoon encore une fois Oustaz Makhtar Sarr musul wax ne Wally Seck pour jigéen la kenn du ko wax doomu aadama te amoo si ay firnde yu leer ndax yàlla lépp lu mu tere rek dafa teg ay chartam kon avant ngay wax nit ki sàcc la gis ko mu sàcc ba nga téye ko si loxo koo wax li mu wax lenn képp la mooy pouvoir lii di góor jigéen boo xoolee ay la Oustaz Makhtar Sarr ay fee askan bi Wally Seck sol na fi jigéen jéggul na fi askan bi jigéen yi boobu moom réaction loolu dañ ma solal ñu wéy bu demee ba ay góor di fóonan cela veut dire que ne Sénégal xam ne Serigne Touba bàyyi ko fi ak yeneen boo waxee Serigne Touba nga ñëpp ndax ñoom ñëpp benn la ñu woon ñu fi bàyyiwul du Wally Seck du rakkam du ses parents yi nga xam ne ñu ngi génn di ko défendre ay géwal du ñoom ñoo koy yàq franchement il faut que sénégalais yi xam ñun Wally Seck bañuñu ko booy bañ nit ki si jikkoom ngay bañ doomu aadama la ay doomu aadama gënuñu ko waaye nag am nañu droit ne li suñu borom tere donte nag bàkkaar yi bari na waaye bàkkaar boo gis dafa am yu ko suuf yu ko gën nekk à hauteur te damay jox benn exemple am na loo xam ne muy njaaloo boo ko defee kooku yow loolu yow la concerné yow ki ko def yàlla bu siy mbugal wala mu la si àtte yow cundung lay àtte mais góor jigéen dafa doon loo xam ne suñu borom suy alak lu si bàyyi ku ko def ku imam beeg ka baax ket ku sell at ku bën gi ñëpp lay maasale toroxal leen bëggal leen te yéen defe naa ne yonentu yàlla Nuux ñëpp xam nañ histoire am du ñu bàyyi Wally Seck di yàq génération bi nga xam ne ñu ngi ñëw te ñu am si ñoom yaakaar si ay solinam si ay façon faire am si ay yenn kàddu yi
góor jigéen la ou pas concerné wu ma moom la concerné waaye lenn rek lañ ko mën a xamal oustaz Makhtar Sarr Wally Seck taxu koo jug ñun gis nañ fi ku ne ñu ko gën a diis ëpp ko doole si monde entier kenn gënul fort li nga xam ne mooy franc-maçon yi te def naa ne tey jii lu bëri buñ ko tënkee fii nii oustaz Makhtar Sarr da see am part de responsabilité bu rëy a rëy tout le temps wax nag ñi nga xam ne mbalit yi man ñooñu mbalitu Sénégal laa leen di tuddee tur parce que iñaane naa tudd ay mbalit ay yaa ko wax pataana ki di xeesal ñooñu dañoo vraiment ils sont très mal placés pour wax oustaz Makhtar Sarr di ko jox ay leçons de morale vraiment du ñun ak ñoom ba keroog ñu ñëw fekk suñu conseil à Wally Seck pour tëjee foofu parce que ay mbiram dootuma si waxati mooy bu bëggee coow li fay lenn rek laa koy wax mais nañ rejoindre ànd sàmm jikko yi fu ñuy xeexati góor jigéen nañ fay gis Wally Seck mu xam lu muy def dawu ko ragalu ko te moom kat bokk na si ñi nga xam dañuy xeex wàllum góor jigéen nit ki boo koy wax waxal ko lépp musique bu mu nekk ak leen lépp dafa xaraam ñoom nekkuñu si lu neex yàlla suñu borom kon nit ki ku ndeyam liggéey mooy koo xam ne mooy benn Serigne Touba wala Maam Maodo Malick wala Makunta Ndiassa wala Limaamu Laay turee si meeru jiite Màkka wala ñeneen ak ñeneen ñooñu la seen yaay liggéey waaye nag affaire dépendre si yaay liggéey asi liggéey parce que nit yaayam dana liggéey ba sonn doom ja bon doom dana baax fekk yaay ji liggéeyu ko waaye lépp rek suñu borom la yal na yàlla fëgg xelam moom Wally yàlla delloosi ko ndax ay seytaane ko wër nag man comprendre naa ko nag parce que boo nekkee ndaw àdduna yenn yi wuyu si la amoo benn souci ay mag ñi ñu tuddee kilifa parce que man kilifa man yombul si man mais ñi ñi di leen wooyee kilifa di la défendre di la jàppale pour nga ñëw si yoon bu baax bi dafay difficile moo tax damay wax tamit oustaz Makhtar Sarr at ku mel ni moom nañuy jàng ay alxuraan di ñaanal Wally Seck yàlla fëgg xelam ba lépp li nga xam ne mi ngi si lu neexu yàlla ak ñun ñi tamit parce que kenn parfait wul macha allah waaye yegguñ nag si état bu góor jigéen wax dëgg yàlla jaajëf Khadim Ndiaye kaddu gi rafet na trop lii la woon donc suñu émission point de vue tey émission am na solo nee naa leen DS Prod fii la lépp di xewee ñun nag ay ndaw la ñu dañuy waxtaanee lépp amuñu benn position bu ñuy jël xanaa rek di rafetlu décision boo xamante ne tey Wally Seck ko def wala entourage ma ko def parce que kii di oustaz Makhtar Sarr di kilifa diine xam nga kilifa diine tey ñoom ñoo yore cohésion sociale fii ci Sénégal donc kii di kilifa diine nga traduire ko en justice mooy loo xamante ne mun na yee fitna sax fii ci Sénégal. Wally Seck nag ñu ngi koy conseillé. foofu damaa bëgg nga may ma. voilà dafa am lu ma bëgg leeral vas-y Khadim. sëñ Touba. Touba bi jël nañ ko tëj ko prison. ñu baax ñëpp dem nañ. oustaz Makhtar Sarr. bu duggee prison si loo xam ne pour xeexal l'islam la lu neex yàlla. kooku man ak moom ak keneen ku mel ni moom bëgg nañu. mais mënoon na yee fitna. mënoon na yee fii non mais mënul yee fitna tu sais pourquoi mënul yee fitna parce que ñoom ñoo la gënoon xam ne buñ demoon taxaw foofu noonu. danañ am gàcce boo xam ne du fay mukk. moo waral loolu décision mu jël engagement am la. oustaz Makhtar Sarr woo na ko. parce que voilà donc gis nañu voilà. ñaanu ko nga comment dirais-je le khalife général de Tidiane. def na benn réaction boo xamante ne. voilà ñëpp ngi koy rafetlu. ñaan ko jekk nag. encore une fois. oustaz Makhtar Sarr du ragal. ànd sàmm jikko yi duñu ay ragal. ñaanuñu kenn njekk. ina moo wax kooku ay responsabilité am la duñ ko ko bañal. voilà mi ngi noonu. mais ñaanuñu kenn njekk il faut que ñu xam ko. ay ragal aussi. alors Wally nag tuuti na trop pour baare ñu. foofu laay tëjee. macha allah donc xanaa di tëj émission bi rek xama di leen jox dig daje ba beneen yoon bàyyi tamit sama ñaari invité yi ku nekk wax sa kàddu bu mujj ñu tëjaale émission bi. waaw merci Omar merci sëñ Khadim dégg nañ kàddu yi li fi jot a wàcc yaakaar naa am na solo lool aussi di ñaaxaat population bi ñu jub pour mën a jubbante jub pour mën a jubbante jub pour mën a jubbante ndax ku jub mooy jubbanti ku jubul mënoo jubbanti de ku jàdd raay mënoo yegg loolu dafa baax pour ñu xam ko te li nga wax aussi lu am solo ragalu ñu ñaanu njekk kenn parce que ay jaraaf yu sundooyee keneen buñ jugee bay wax ci yooyu noonu parce que gis nañ fi ku nekk almaktuuma keneen ak keneen gis nañ fi ñu jaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ moom tamit fi mu jaar
ah façon méttital bu nekk méttital nañ ko kon ñun bu ñu xeexee ci l'islam muy métti loolu mbégte la parce que xeexal l'islam ba faatu ca sax loolu ñun ñëpp ko bëgg jihaad la kon di tëjee fenn rek kontaan naa lool ci tey bokk ak yéen plateau bi kon nuñ koy defee chaque jour kon nuñ koy defee chaque instant di jox gars yi maanaam suñu point de vue bu ñu fàtte aussi suñu point de vue la ah mais aussi mën nañ ne ñëpp mënuñu bokk point de vue aussi voilà mënuñ ko bokk waaye ku nekk tamit am nga ci part de responsabilité am nga kàddu ci réew mi ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ay jeunes lañ donc ñun ñoo war a mën a defaraat Sénégal bu ñu xool suñu ñi fi nekk nii de ndax ñi fi nekk nii duñ dara nañu jéem a lijjante ñun ñooy avenir parce que jeunesse mooy avenir u réew kon loolu na bëgg naa ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di ñaax ñëpp ñu tegu ci yoon bu baax bu jub macha allah nuyu naa ñëpp waa DS Prod USA ñi nga xam ne ñoo ngi baaxoo duñu seetaan fu nekk ci monde bi merci beaucoup. Khadim sa kàddu bu mujj. waaw maa ngi am mbégte di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak salaam. prochaine fois incha allah jërëjëf. alors mbokk yi lii la woon seen émission point de vue tey noonu ñu décentraliser ko def ko fii ci suufu pont Saint-Lazare moo tax ngeen dégg bruit yenn réaction et tout noonu la émission day am loo xamante ne day dund ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah ci yeneen thème le Sénégal en avant.